gis-gis ak RFM di waxtaane rek wàllu rapport yi Cour des comptes yi mujjee génn tegu ci yox yu njiitu réew mi ak mujjantal gi ci war ak gi nu ci xaar ak li nga xamante ni moom lañ ci mën a am ne ay jubanti moo waral waxtaan wi ak RFM ak ñun ci téléphone bi Elimane Kane mooy président ONG Legs Africa. Elimane ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar Assane. jërëjëf ñu ziar it professeur Ngouda Mboup moom di yëngu ci wàllu yoon jàngale ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu El Hadj Assane di nuyu sama frère Elimane. professeur Ngouda Mboup mujjantalu rapport yi yow ban yaakaar ak gis-gis nga ci am. waaw man sama xel xaw na ci tey ndaxte njiitu réew dafa am solo te président de la république dafa am lu mu waxoon la mu waxoon loolu ñëpp dañ ci tàccu woon man damay rappeler ni président Macky Sall le discours yi nga xamante ni marqué na nation sénégalaise mooy son premier discours bi ñu ko falee. En avril 2012 bi mu ñëwee li mu waxoon mooy je ne protégerai personne je dis personne loolu la wax loolu nag mu doon loo xam ni dafay njiit day tëddee njaaxaanaay moom la ñu tuddee un juge au-dessus des partis parce que tey ñooñ boo àndeek ñoom danañu def lu baax danañ def safaan mais soo bëggee ñuy continuer di jubal da ngay leen di teg ci yoon parce que teg leen ci yoon mooy lan parce que état du Sénégal moom moo tuddee boppam état de droit tudde boppam état de droit mooy dafa jox boppam ay banqaas yooyu ku ne ñu am lu ñu la jagleel président moom ñu ne ko yow da nga kawe ba nga xam ne banqaas yépp yaa leen sut ñu ne ko nag Cour des comptes moom dafay koo xam ne day saytu xaalisu askan wi fi ñu koy dugal ni ñu ko jox cërale leen ko dañuy xool ndax li ñu leen jox est-ce que ni ñu koy doxale ngoo naak yoon parce que assemblée nationale moo naan leen lii lañ leen cërale leen ñu jox leen ko tegal leen ay charte waaye président de la république bi ñu ko jébbalee rapport yi gis nañ ni rapport yi am na lu bari loo xamante ne dafa sooxe ci doxin bi wala am na ci loo xam ni doxin wi safaan la loolu nag cour des comptes su ko jébbalee damay rappeler ni cour des comptes pouvoir public constitutionnel la maanaam cour des comptes day banqaas boo xam dafa am solo dafa kawe ci constitution bi la nekk te bu la ñëwee jox la rapport bi su amee ay recommandation yooyu noonu day recommandation contraignante maanaam président de la république waratu la xaar dafa war a jël ay mesures ay chartes yoo xam ni da koy permettre ñi nga xam ni parce que Cour des comptes du ñëw rek nit ñi am na ñoo xam ni Cour des comptes da leen di féliciter nit ñi di ñu doxalee nii la am ñoo xam ni mu ne di ñu doxalee baaxul am ñoo xam ni mu ne nañu leen teg ci yoon. loolu nag président de la république day jël lépp mu xool ko saytu ko su bëggee nag nga xamante ni ñu xam ni njiit la buy tëddee njaaxaanaay. day tolle la ñëpp damay rappeler ni am na bànqaas beneen bu tudd IGE te IGE du justice. administration rek la day joxe ay opinion waaye ci rapport am tëj nañ fii ay nit notamment ku mel ni Khalifa Ababacar Sall donc président de la république war na mun a taxaw boobu ba nga xamante ni kat dinañ xam ni kat serment bi mu prêté woon mooy dina protéger les institutions constitutionnelles parce que su ko deful rek dana oyofal Cour des comptes li ma bëgg nga leeral ma ko mooy recommandation contraignante jamono yu ñenn ñi dàqee baat boobu ne recommandation du lu weñ loxo njiit mi bi ci topp moom ci boppam mu ngi ne bu nu gaawtu rek ne scandale yu ni mel xëy na dafay am ay tegtal yu muy fësal est-ce que ànd nga ci loolu convaincre na la. waaw xam nga mënuma convaincre xam nga lan moo tax El Hadji Assane soo jëlee ku mel ni Cour des comptes. Cour des comptes juridiction la c'est-à-dire moom laay wax toujours moom bokkul sax ak IGE les recommandations de l'IGE su ko IGE defee foofu noonu da ngay xool ni rapport IGE c'est un rapport boo xamante ni moom secret défense nationale kenn mënu koo génne gisoon nga récemment bi fi rapport IGE 2012 génne procureur bi même dafa ne daf ci ubbi une information judiciaire parce que nit amul ku ko yor danaan recel de document la waaye su dee Cour des comptes moom rapport am da koy jagleel askan wi ñëpp gis la ca biir moo tax parce que Cour des comptes justice la c'est la juridiction financière su ko defee xam nga ñun Sénégal amuñu parquet financier créé la ñu am ak Cour des comptes. ndax moom day wax ci lu leer di yóbbul diw ci kanamu yoon tëjal diw wala bàyyil diw. dina ko wax parfois dina la dem ba ni la sax telle personne yóbbul leen ko devant la commission de discipline. parce que même Cour des comptes moom ci boppam parfois war nañ ko ci mën a même joxoñ baaraam. ndaxte moom am na ay bànqaas yoo xam ne am na ñoo xam ne mën na leen a teg ci yoon moom ci boppam mu ñuy tuddee la chambre de discipline financière. loolu nag président de la Cour des comptes moom wax na ko parfois nee na amuñu personnel bu doy waaye loolu du leen ni dédouané parce que Cour des comptes moom moo war a am taxawaay boobu parce que boo demee fu mel ni France nga xamante ni ñun fa la ñu jëlee Cour des comptes parce que Cour des comptes institution Napoléon la woon mais bi ñu ñëwee Cour des comptes nga xamante ni dafa changé tey jii la chambre de discipline financière France ñu ngi ko créé en 1948 mais ñun
bi ñu ñëwee ñun la cour des comptes bi ñu ko créé en 99 parce que UEMOA moo ñu ko exiger donc ñun cour des comptes tey jii nii moom dafa war a sanctionner les fautes de gestion. dafa war a sanctionner n'est-ce pas les fautes des comptables publics. dafa war a sanctionner même keneen koo xam ni sax da nga manier les deniers publics nga xam ni li ñu tuddee les gestionnaires de fait. kon tey jii nii président de la république li mu war a def mooy dooleel cour des comptes dooleel boppam parce que démb def nañ Mohamed Boun Abdallah Dionne lan la wax. moom it dafa génn commencé mel ni luy xarab rapport yi. waaye loolu bu ñu ko defee ñu ngi nasaxal institution yi parce que cour des comptes institution boo xam ne dañ ko war a jëmmal gis nañ fi am na ay ministres yoo xam ne cour des comptes nee na bu ñu demee dañu leen toroxal foofu. te loolu président de la république waru ko seetaan parce que dafa prêter serment ci constitution. très bien Elimane Kane ci wàllu rapport yi ak yaakaar bi ñu ci am est-ce que duñu dem ba ñenn ñi ne waaw rapport yi finalement lan mooy njëriñu kuréel yu ni mel ak koppar yu ni toll ci wàllu fonctionnement. waaw foofu lañu war a àgg nag bu fekkee bëgg nañu suñu réew taxaw continuer taxaw amal moo tax suñu njiit ñi ñoom dañu leen di gën a ñaax tamit ñu def attention ci communication bu ñuy def ci yu mel ni nii. parce que loo xam ne ni jóg na ñi nga xam ne ni yow peuple Sénégal yi moo leen may sañ-sañ ñu dem saytu li nga xam ne noonu la ñu gérer suñu deniers publics yi wala suñu affaires publiques yi ñu def rapport ba teg. te duñu nag ay fonctionnaire u caaxaan dañu leen a tàggat ci liggéey bi ñuy def ñu teg ko yow mi nga xam ne ni yow yaa war di leen di protéger di leen couvrir yow yaay njëkk a ŋàññi rapport yooyu loolu lu ñuy ñaawlu la dañ koy ñaawlu. mu jógee ci président de la république mu jógee tamit ci ancien premier ministre boo xam ne ni li mu wax sax loolu c'est pas responsable di toroxal un fonctionnaire boo xam ne ni mus na nekk sous ta responsabilité te sañtal lay demee ngir liggéeyal askan wi. donc loolu xamuñu lan moo war a tax ñoom ñu am genre comportement boobu mais li ñu njort mooy di dañu mel ni dañuy protéger ñi nga xam ne ni ñoom ñoo leen di tabb. ñu war a liggéeyal askan wi te ñuy def fekk su dul noonu te ñii nag seen liggéey mooy pour wane kan mooy jaar yoon ak kan mooy jaarul yoon. donc seen rapport dañ ko war a protéger ba keroog muy àgg fu mu war a àgg parce que loi bi permettre ku si nekk. nga am ay voies yoo xam ne di nga droit de recours ay leeral li nga xam ne ni bu fekkee ne tegul maanaam am nga yoon pour lijjanti ko mais vraiment sortie yi moom lu ñuy ñaawlu la te warul jóge fi mu jógee fi nga xam ne mooy autorité suprême bi nga xam ne moom moo gérer aussi magistrature bi. justement leneen lu ñuy ñaawlu nee nañ aussi dañuy linger médiatiquement parlant ñenn ñi xaat ca quand même duñ leen bañ ñu bénéficier wu de présomption d'innocence. waaw xam nga Assane nag loi bi moo ne ñoom conseil cour des comptes ak ñeneen ñi ñoom OFNAC ak IGE bu ñu defee seen rapport bu ñu ko jébalee président dañ koy publier. suñu loi moo leen ko jox. mais ñoom rapport yi ñu publier yëpp lu bëri mu ngi si biir mais gis nga ni am na ñoo xam ne ni sax presque rapport yëpp dañ leen a tudd ci seen ñaawteefu gestion ku ñëpp tufi nag da nga tooñ. donc loolu benn la donc ñoom dafa ñu di ŋàññi ñenn ñi. li ci des mooy ku ñu ŋàññ am nga possibilité wane ndax def nga wala defuloo. ñu juum wala juumuñu. loolu tamit loi bi maye na ko. mais daal ñoom seen taxawaay moo gën a nekk ci nan la ñuy protéger askan wi d'abord. parce que alors askan wi la ñuy wax waxuñu leneen. oui maintenant yow lan moo la ci doyul comme doxalin liñ dul yóbbu nit ñi maanaam liñ dul dem ba sës ci mbir yi. yóbbu nit ñi devant la justice. waaw mooy impunité bi. parce que man jàpp naa ne tey suñu problème Sénégal. loolu rek moo ko tënk mooy impunité. maanaam kuy def njombe di def ñaawteef dara du la ci fekk day tax yow ngay continuer di def loolu day tax tamit nga jox ñeneen ñi ne war nañoo mën a def lu leen neex parce que doo leen fekk tant que ñu ngi ci wàllu politique di def li nga xam ne ni ñi àndal teg leen fa ñoom lañ bëgg. loolu nag day naxasal réew te su ko loolu mooy enjeu bu gën a mag a mag. bu fekkee ne am nañu magistrat te Assane ñu ngi sant yàlla parce que magistrat yi tamit am na suñu responsable yoo xam ne ni ñu ngi gën di ñeme di jël seeni résultat lu tax ma wax la ko tey jii nii. man maa ngi nii si yoon laa jóge maa ngi jóge Mbour. pour fekkee délibération tribunal bi ci kaawu mairie de Mbour boobu noonu mais man dama fa gis jurisprudence boo xam ne nii. li ñuy condamné maire bi yeneen maire yi ak li ñuy jargate ci suuf ci Sénégal ñëpp xam ko yaakaar naa dinañ si tey def ndànk xam ne léegi nag attention am nañu ay magistrats yu responsable yoo xam ne ñu ngi def seen liggéey te bu soobee yàlla daañu wax lan mooy yoon. ngir askan wi mun ko jëriñoo. très bien donte moom it nañ ko muural présomption gi ba ci kanam ndax àtte gi jeexagul ay avocat ñoom danañ def appel danañ dem attaquer la décision de ce juge là.
waaw mais y a une décision quand même. Voilà. jusqu'à là maintenant am nañu appel am nañu leneen. mais en tout cas am na juge bu jël décision. c'est juste moom la ñu jàppandeeku. waay d'accord Elimane professeur Ngouda Mboup ci wàllu kuréel yi yow xalaatoo fentoo beneen formule wala da nga naan yii fi ne baax na mujjantal gi rek mooy poser problème. non yi fi ne baax na Alaaji Assane dañ leen war a dooleel xam nga li may wax toujours bi ñu toogee jour prestation de serment man ak yow ñoo toogoon ma ni la principe de séparation des pouvoirs dafa changé léegi dootul rek les pouvoirs assemblée exécutif ak judiciaire mais da ngay dooleel les contre-pouvoirs constitutionnels les contre-pouvoirs constitutionnels mooy lu mel ni CNRA dama koy wax lu mel ni par exemple IGE lu mel ni Cour des comptes ñooñu da nga leen a war a dooleel parce que ay bànqaas yu fi nekk lañ gis nañ tey jii nii Cour des comptes tey jii nii faralelu kenn amul parparloo tey jii nii xam nga IGE amul parparloo moom la Elimane di wax tey Nafi Ngom Keïta kenn amul droit ñëw war ko ñëw di ko xarab wala dara parce que c'est grand commis de l'État bu ñu ñëwee bu ñu defee liggéey defoon na ko ci Idrissa Seck defoon na ko donc voilà IGE def na liggéey ci Khalifa Ababacar Sall lan moo tax liggéey bi ñu def ci Khalifa Ababacar Sall ñoom xarabuñ ko. xam nga loolu mooy ñaaxaanaay bi ñuy wax c'est-à-dire am na des grands commis de l'État yoo xam ni waroo leen a nasaxal am na ñoo xam dañ leen war a jaajëfal di leen dooleel tey jii boo jëlee lu mel ni Cour des comptes mais le magistrat Aliou Niang génn na fi de façon meurtrière la doon waxee ni ñoom dañoo dem ci benn ministre mu toroxal leen. toroxal boo xam ne tey président de la république ministre boobu ba tey mi ngi dans l'organigramme gouvernemental kon tey dama jàpp ni dañ leen war a dooleel donc ñu leen war a dooleel nag mooy il faut ñu renforcer leen man damay wax ni dem leen ci programme mu président Macky Sall en 2012 moom dafa waxoon ne Cour des comptes dina ko dooleel ba créer li ñuy tuddee les chambres régionales des comptes maanaam devant les tribunaux de grande instance mais mu am d'une chambre des comptes boo xam ni collectivité territoriale yi ñëpp da leen di juger mais soo ci gisee lan mooy problème bi ça veut dire que ñoom bu ñu waxee tey ji intention yi ñu wax tey jii nii ces intentions là duñu ko traduire en acte loolu mooy problème au Sénégal c'est-à-dire que tey am nañ ay banqaas ku mel ni IGE tey war nañ ko mën a génne présidence tey jii nii moom tey jii nii ñu rattaché ko ci Cour des comptes pourquoi IGE parce que boo xoolee moo Cour des comptes presque même liggéey bi ñuy def la donc bu ñu ñëwoon tey IGE ñu taqale ko ak Cour des comptes dina leen mayaat benn gëdd ak benn matuwaay boo xam ni président de la république dootul mën a am sañ-sañ ci yenn rapports yi wala yenn rapports yi tey ñu ni suñ ko joxee procureur il a l'obligation de diligenter ces affaires-là bu ñu defee loolu ci loi bi tey parce que boo demee rapport OFNAC yi tey benn amu ci suite day doy waar c'est président de la république moom moo waxoon OFNAC pour ñoom la mu ne CREI yi pour ñeneen ñi la waaye CREI yi jot na jiite juge ñeneen ñi OFNAC lu mu def ñu teg ci kudd Cour des comptes lu mu def ñu ne loolu safaan na waaye ñun bu dee loolu kon fan la ñu jëm c'est-à-dire que ñoom mënuñu ñoom ñoo ci gën a set et cetera gestion soo bëggee mu sobre et vertueux da ngay nangu li ñu la ni baaxul nga jëm ko corriger ñi seq kuréel yooyu nag ñoom parce que dafa mel ni dañ leen di jooyal seen dëj bu fekkee ni bien évidemment loolu ngeen di wax mu ngi ci liggéey bi ñoom seen bopp dem nañ ba xam ni considération amatul parce que bu fekkee c'est le cas ça veut dire que ñoom seen bopp luñ leen mën a waxal ak indépendance ak nangam ñu ngi ne laaj ci noppi lan moo ko waral lan moo tënk nit ñi. waaw xam nga lan mooy dëkk El Hadj Assane damay wax ni gis nga indépendance d'esprit du ci ay texte nga koy jëlee question de comportement la yow El Hadj Assane yow foofu ngay liggéeyee yow kenn mënut a ñëw ne la waxalal diw safaan loo xam ni yenuwul maanaa wala ñu indi la xibaar doo ko saytu parce que xam nga ni ngay doxee sa métier kenn du ñëw di la manipuler kenn mënu laa manipuler c'est la même chose parce que nit boo nekkee nag ci banqaas di liggéey ñu jox la ay sañ-sañ da nga koy mate tey président de la Cour des comptes man d'accorduma ci li mu waxee parce que c'est pas parce que da nga nekk en manque de personnel que say rapport mënta génn loolu mënuñu ci d'accord parce que loi bi dafa am lu mu leen cërale ñoom su fekkee ne ñun dañuy wax pour ñu protéger leen dañuy wax ni ñoom seen gëdd ñu jox leen ko waaye ñoom tamit en retour war nañu mën a def de telle sorte que ñooñu loolu nga xamante ne nit ñi dañ leen koy xeexal ñoom ñu mën ci taxaw beneen bi ci topp mooy soo ñëwee am na loi bi foo xam ne dafa tënk ñenn ñi pour obligation de réserve tey ku mel ne madame Nafi Ngom Keïta soo ko waxee dara tey mënut a génn wax parce que obligation de réserve daf ko tënk loolu moo tax suñuy texte même dañu ko war a changer ba nga xamante ni tey jii nii ñoom war nañ leen a mën a may tey par exemple ñuy génn même di wax ak askan wi ci yenn dossiers yi par exemple su fekkee dañu war a déclassifier un dossier de l'IGE mais le vérificateur général war na mën a génn taxaw mu wax à la place même des hommes politiques donte réserve baax na ci réew de non réserve baax na dama ni réserve baax na parce que état dafa am nu muy fonctionner am na loo xamante ni kenn mënut a wax lépp mais aussi réserve mënut a continuer ñuy bâillonner les fonctionnaires loolu laay wax c'est-à-dire tey jii nii boo ñëwee un ex-premier ministre di attaquer l'ancienne vérificatrice générale doy na waar doy na waar jërëjëf ñu jeexaleeg Elimane Kane ci li nga xamante ne mooy kuréel yi Elimane ban impression lay joxe kuréel yooyu parce que léeg-léeg mbir dina am sax solo parce que yéen ñi nga xam da ngeen di faral di liggéey ci société civile bi xam ngeen ni bu weesoo sujet yi gën a ëpp bayre am na yeneen colo yoo xamante ni yooyu xeeti kuréel Cour des comptes ak yeneen ñu ngi koy def lan ngay wax kon ñi foog ne dag ay kuréel la yoo xam ne jaratu ko finalement. non justement il faut pas Sénégalais yi au contraire
kuréel yi dañ leen war a protéger ñu continuer di fi nekk parce que bu ñu naxasaay rek musiba dana am. comme ni ma ko waxee sa njëlbeen. mais ñoom am na rôle bu am solo bu ñuy def. gis nga ba jëlee Cour des comptes bi gis nga jàppale bu ñuy jàppale assemblée. xam nga assemblée lu ñuy voté loi noonu la ñu war a voté après loi de règlement maanaam bu ñu exécuté budget ba pare ñu ñëwaat seetuwaat xool ndax est-ce que exécuté dañ ko nuñ ko waroon defee. loolu am na ay jamono dañuy foog ay fukki at yoo xam ne assemblée daawul mën a def loolu. Cour des comptes moo leen jàppale ba tey di ñu nekk à jour. léegi année yu day jeex rek ñu def loi de règlement donte sax am na yeneen yu manqué yoo xam ne war nañ ko xoolaat mais au moins def nañ jéego bu mag boobu. te bu leen Cour des comptes accompagné woon loolu du mën a nekk. beneen bi mooy boo jëlee wàllu ITIE ci affaire mine yeeg yooyu noonu. rapport yi nga xam ne ni moom la kii institution wu état bi di def. Cour des comptes mooy certifié rapport yooyu yëpp certifié de ñii waaw baax nañu wala baaxuñu. avant ñu leen def donc loolu aussi liggéey la parce que entreprise yu bëri la ñuy def ci wàllu rapport boobule. donc liggéey la boo xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk Cour des comptes ñu ngi koy def donc am nañu liggéey bu am solo wax dëgg fa la moo tax sax li ñu doole waat leen 2012. ñun dañ ci rafetlu woon. parce que yàgg nañ ko laaj. ba ñu dooleel leen ba pare jox leen autonomie financière pour ñu gën a mën a def seen liggéey. donc nañ leen ni ñoom nañ leen gën di dool jox ay moyens. ñu gën a mën a def ñu fay def tamit ay magistrats yu wóor. parce que loolu tamit am na solo ni ñuy tànnee nit ñi ñu tànn ñu sell ñoo xam ne ni wóor na ne buñ toogee foofu. seen njëriñ intérêt askan rek moo leen di tax a def seen liggéey. en quelque sorte ci waxin ils sont pris en otage par le politique voilà. Assane gis nga nag au fond loolu la man sama analyse mooy loolu c'est-à-dire suñu problème de fond Sénégal. mooy ni ñuy defee politique ci réew mi. c'est-à-dire ni nga xam ne nit ñi pour ñu àgg ci nguur gi. ñoom duñ ko def pour ànd ak seen askan dem xool li gën ci askan ñu def ko mais dañ koy def uniquement pour egg ci nguur te bu ñu egsee foofu nag bëgg a maintenir seen bopp ci loolu. ñooñu nag ñooy faral di def ay pratiques yoo xam ne ni moom mooy corrompre tout le système parce que clientélisme daf fay am ngay xool ay say nit di leen teg fenn. foo xam ne ni mën nañ fa am alal pour di la political moo tax bu ñu defee njombe doo bëgg kenn dal seen kaw parce que xam nga ni au fond li ñuy def yow yaa ngi ci jëruñu donc loolu mooy pratique politique yi am ci Sénégal yoo xam ne mooy fond bi ñu war a attaqué wax dëgg fi yàlla te foofu tant que réglé wuñu ko je pense que yu mel nii muy ñi nekkoon ci nguur gu jóge fa ak ñi fi nekk tey ak sax ñiy waaj a ñëw wóoruñu nan la ñuy doxalee. tant que système boobu changé wul je pense que duñu gaaw a génn ci njombe gi la. jërëjëf Elimane Kane président ONG Legs Africa ñu koy gërëm professeur Ngouda Mboup juriste di professeur droit université Cheikh Anta Diop naka noonu ak yéen ñu doon teewlu gis-gis ak RFM xibaar la woon ak rajo Futur Média Abdoulaye Diop nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi réalisation Hadj Ndiogou Diène réalisation d'antenne Oumar Diaw.